waaw ok affaire bi dafa dagg dafa dagg mais xam naa bon dama doon andi exemple boobu rek pour gars yi fàttaliku bon donc pour ñi bëgg ñi nga xam ne bon ci kii bii lañ dajal nañu xam ne am na benn bu nekk avant dafa dagg donc je sais pas pour ay kii technique je sais pas ce qui s'est passé mais pour rek mbokk yi fi ma yemoon sax mooy ñu fàttaliku ne li ñuy dalee ci kaw xalif général Tidiane yi naan kii ok yenn saa yi ku nekk da nga jël say responsabilité quoi xam nga te loolu yàgg na am Sénégal du tey la commencé mais parfois ni ñuy énalee Macky Sall par exemple ñun bu ñu énalee kenn même ku taxaw di saaga koo xam ne saagakat la bu ñëwee sax dañ naan waaye saaga bi garaaw parce que à cause de haine bu ñuy am pour Macky Sall par exemple et parfois on commence à être injuste quoi foofu day injustice dafay commencer et c'est pas normal c'est pas parce que Macky Sall kenn xamul kañ lay changer yàlla mën na ko changer suba yàlla mën na ko changer ah ban garantie la ñu am ni moom il va être mauvais wala dafay def loo xam ne arrangé wu pour le restant de sa vie mën na réaliser prise de conscience ah n'est-ce pas Marfa Laye lan la yàlla wax ci kii Al-Mahdi n'est-ce pas ci benn guddi la koy defar ah ci benn guddi dañ koy defar donc kay loolu dafay wane ni rek xam nga amiin yenn saa yi bul nañ dem ak équilibre ci lépp lu ñuy def nañ ci dem ak équilibre encore une fois xam nga ñu respecté ñoo xam ne ay nitu démb la parce que ñun noirs yi aussi doomu aadama sax laay wax on a tendance à plus respecter mooy maam ya moo tax boo leen xoolee ci alxuraan bi yàlla chaque fois day wax dafay insisté ci loolu mu ne yonent yàlla Nuux bi mu ñëwee ci moom ci peuple am lan la ko peuple am wax da ngaa bëgg ñu bàyyil suñu maam yi li ñu bàyyil topp la yonent yàlla Saalix alayhi salaam ñoom ñëpp ku nekk day ñëw ne waaw da nga bëgg ñu bàyyil suñu maam yi li ñu bàyyil ñu topp la yonent yàlla Huud xam nga di wàcc bàyyi nu sa encore yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoom ñëpp ku ci nekk ah boo leen xoolee prophète te yàlla moo koy def exprès di indiwaat même phrase pour dire que loolu dafay influencer doomu aadama yi on a tendance à chaque fois suñu maam yi dañ naan suñu maam yi suñu contexte maam yi par exemple ñoom sëñ Touba seen jamono mais ñoom ñi ñu doon diilal ñun ñoo leen gën a intelligent xam gars yi dañ naan jamono Sénégal ay ceddoo fi nekkoon mais ceddoo yi ñun ñoo leen gën a yeewu donc mënuñ ñëw tamit nekk fi ba léegi ñun ci même niveau ba léegi ñun dañoo war a ñëw ñooñu seen liggéey ñun ñu eggali liggéey bi ñu contextualiser ko par rapport xam-xam yàlla indi en 2017 ñu xool ñun ni ñuy eggalee job bi mais job bi tey mënul eggalee ko bu nekkee dañu toog politiciens yi di ñu diviser du mën a nekk il faut Murid Tijaan Laayeen ñëpp bokk liggéeyandoo parce que division bi mooy tax du ñu avancer Sénégal nañ fi yàgg def fi 1000 ans parce que ñoom lu ñuy def mooy dañu xëpp famille religieuse bu nekk ñu xëpp la xaalis loolu la ñuy def gis ngeen nu mu demee ah mais ñoom est-ce que sax ñoom kilifa diine dinañ xam li xew ci mbedd mi c'est sûr que xamuñu li xew c'est sûr que ils sont pas informés de yenn réalité mbedd bi ñun ñoo leen di gën a xam par exemple li xew ci mbedd parce que ay kilifa lañ tamit da ngay toog yow sa papa bi la jur waaye da ngay ñëw di duut paa bi comme li ñu wax booy paa bi dafay kii xaaral dama bëgg a génn paa bi nga kii nii booy xam mu jaar ni nga xool paa bi ban instant lay dem jàkka ja par exemple wala buy julli fajar fekk da ngaa baali woon nga xaar bopp koñ ba paa bi kii nga soog a dugg ci gàlle bi parce que da ngay bañ mu xam ne da ngaa génnoon mais sa papa laa la wax de yéen a bokk kër parce que yow da ngay xam ay stratégie kër gi da ngay xam ban heure da ngay xam baal bi li lay yóbbu ci ba moom xamul yooyu yëpp bu xamoon ni baal boobu musib bu ci nekk buy garder sax dina toog def sécurité toute la nuit pour yow nga bañ a baali donc parfois kilifa diine yi loolu mooy ne dal aussi ah moo tax peuple bi tamit il faut ñun ñu fexe établir benn système boo xam ne dinañ mën wax directement ak kilifa diine yi il faut intellectuels yi ñëw toog ak kilifa diine yi wax leen gis nga tubaab bi temps yi lii la génne temps yi géopolitique géostratégie yu mu ay connaissances yu bees la ñu génne ay épigénétique la ñu génne moo génn temps yi ay lii nga mën koo faram-fàcce toj ko def fexe traduire ko en wolof bu leer mooy créer établir une proximité entre intellectuels yi ak sëriñ yi population yi ñi nga xam ne seen jàng soriwul il faut mu am une proximité pour une peuple mën a yeewu mais bu fekkee ni intellectuel entre ñoom la dañu taxaw journal kii boobu te ñoom il combat sur plusieurs fronts tey dañu wax li parce que ku nekk affaire buzz la quoi xam nga
bu nekkee ñoom ñooñ ni ñuy fonctionner noonu ah ni ñu koy defee bu nekkee loolu rek lañ topp wax dëgg yàlla Sénégal dina yàgg ci ay fitna Sénégal dina yàgg ci ay problème Sénégal dina yàgg ci division xam nga la moo gën a nekk gàcce gars yi kaale moom loolu laay terminer quoi est-ce que ñun dinañ toog yenn saa yi ñu ne ak Sénégal nu mu bëree ay intellectuel Sénégal ni mu bëree ay boromi bopp ni mu bëree ay boromi xam-xam ñu dem ba ay ñoo xam ne jànguñu alxuraan jànguñu français jànguñu dara ñoom ñooy diriger ñoom ñooy star yi ñoom ñooy star yi xoolal télé bi ñoom ñooy star yi ci télé bi tey ñoom ñooy jàngal seen doom di dugal suñu doom yi ay programme yu doy waar ñoo xam ne majorité ba xoolal jànguñu yéen bu nit ñi di den ben jàng ñoom dañu daan daw jànguñu dara mais il faut tamit ñi nga xam dañoo sacrifié wu dem jàngi am xam-xam ñu jox leen lu ñu yelloo mais tey buñ toogee ba ñenn ñi taxaw tey di nekk ay star yi di la wax parce que yow ñoom ñoo lay waxal nga naan waay waa ji guerrier la non waa ji li muy wax dëgg la parce que même saaga yi garaawul parce que dëgg la parce que moom li muy wax loolu moo am ci Macky Sall mais yéen a bokk Macky Sall Macky Sall ni mu li ko naqar yow noonu la naqare ni ngay gisee sa bopp ci li muy wax yow yaa gën a taxaw intellectuellement pour mener ce combat là mais bu ñu toogee ba des minables d'un point de vue intellectuel quand je dis minable c'est pas au sens étymologique du terme mais je dis par rapport ak ce niveau intellectuel xam nga ñu taxaw léegi di ñu diriger mais nous devons nous poser des questions quand même ça devient grave parce que dëkk tamit xam-xam moo ñu ciy génne te xam-xam bi ñaari école la mooy école nasaraan si mais ak école arabe bi parce que kaa ñu waxante dëgg gis nga gars yi te loolu dinaa ci def benn débat benn jour xam nga benn parenthèse bu ndaw la parfois dañu naan waaye arabe yi nangam li ma wax ci français bi c'est la même chose ci arabe bi tey ñun dañoo soxla kilifa diine yëpp la ñuy respecté xam ni borom xam-xam yàlla daf leen may mais est-ce que gis ngeen kenn ci ñoom bàyyi fi benn livre boo xam ne en wolof la amul ñoom ñëpp ci arabe lañ bind téere ñu fi bàyyi yëpp c'est en arabe n'est-ce pas ñun duñu ay arabe yàlla dafa may ñu benn peau bu noir yàlla cadeau yàlla kenn du ko rejeté peau bu noir la ñu may mu may ñu làkk olof cadeau yàlla la mu may ñu pulaar cadeau yàlla la mu may ñu soose may ñu njaago cadeau bu jógee ci yàlla kenn du ko rejeté kenn du ko foowee tey jii ku fi Macky Sall mayoon tey benn chevalier de l'ordre national du Lion sa biir salon nga koy teg nga di waaye Macky Sall moo ma ko may wala Obama Donald Trump sax bu la ko mayoon mi nga ak li ñu koy wax yëpp da nga ciy kontaan mais ñun parfois dañu rejeté duñu exploité cadeau yàlla mooy travail bi nga xam ne dañ ko war a def mooy fexe ba suñu langue nationale yi ñu fexe tànn ci benn boo xam ne ñu fexe mu évoluer ñu xool ñun ñëpp ñu liggéeyandoo ci intellectuels yi ñëpp il faut ñu tànn benn làkk pas langue nationale bi mais non benn boo xam olof bi par exemple moo nekk en mais nañ ko développé nañuy fexe ba am mathématique en wolof def physique en wolof kan moo koy def wax leen booy étudiants yi nañ commencé liggéey bi waxuma la professeurs yi de étudiants yi jox leen ko étudiants yi ngeen xool boo leen koy jox ñuy génne dara parce que seen moyen dafa frais seen bopp yi dafa frais xam nga amin bu ma toppee wax ji xam naa duñ fi jógee sax xam nga mais xam naa pour terminer benn histoire bi laay terminer histoire bi mooy rapport entre ñun ak kilifa diine yi dafa am benn jour mooy Qadisiya dafa am benn guerre bu amoon mooy bi ñuy xeex ak Perse yi mooy Qadisiya bi ñu gañee Perse yi mooy bi ñu indee éléphant yeeg yooyu rek ñoom alxaaqa xam ngeen bi ñuy kii affaire bi bi kii di yónnee armée bi mu yónnee xam nga léegi bi ñu amee victoire ñu ñëw kii saxaaba bi ñu yónni pour mu ñëw wax si ko Rasulullah wax si ko Omar Ben Khattab dafa ñëw mu ne waaye mais bi ma demee fële ci Perse yi xam nga Perse yeeg Romains ils étaient un peu en avance côté xam-xam yàlla am na lu mu leen mayoon xam nga parce que ñoom ils étaient bon amoon nañu ay livres comme waa Bani Qurayda ak Bani Nadir ak Bani Qaynuqa yi nekkoon Médine right léegi mu lire fa ay livres ba mu lire livres yi mu ñëw ne Omar waaw mais bi ma demee foofu non gis naa fa ay livres tawhid par exemple livres yu nice livres yoo xam ne waxi yàlla la dafa yëkkati yàlla livres yu wax xam nga di yëkkati mais dafa wax avant muy pare Omar jël bant bi dóor ko xam nga Omar bant bi mu doon yor comme yonent yàlla Moussa alayhi salaam Omar dóor ko bant bi ne ko xanaa demoo ci alxuraan bi suratul Yusuf verset 2 dafa yàlla mu ne le meilleur de la narration ci alxuraan bii la nekk après nag li mu wax fii nag moo am solo mu ne kaay ma wax la nation yi avant lan moo tax ñu périr man waxuma de Omar Ben Khattab mooy wax rek delloo am mu ne dañoo ñëw ñu bàyyi tooraa bi ak bible bi ñu négligé ko topp bindu seen saint yi maanaam seen sëñ Tuubaa yi seen El Hadj Malick yi bay suñu saint nitu yàlla yi ñu am biir Sénégal mu ne ñu topp bindu ñooñu
mu ne dañoo topp bind ñooñu ñoom ñu bàyyi waa bani Israël ñu bàyyi Torah bi ak Bible bi ak Torah bi mu ne ba distance bi nekk entre ñoom ak Torah bi ak kii bi nekk distance bu doy waar après loolu leur a causé de périr. lu tax ma indi leen exemple boobu c'est surtout parce que nit boo amee cofeel ci benn nitu yàlla da ngay fàtte ni nit avant nitu yàlla bi borom mi ki créé nitu yàlla bi tamit bul bàyyi livre am maanaam bul bàyyi alxuraan bi bul bàyyi xadis yi loolu mooy problème bul bàyyi surtout ñett yi alxuraan ak xadis ak siira ñett yi ñooy ànd. ñett yi ñooy ànd da ngay gis Sénégal par exemple spécialiste en xadis bi du toog ak spécialiste bi en alxuraan kooku tamit du toog ak spécialiste en siira bi te ñoom ñett ñoo war a toogandoo ñoo war a liggéeyandoo pour diine bi gën a mën développer. te loolu moo am Sénégal gars yi dañoo négligé ñu bëri nag da nga koy gis en tout cas li ñu gis télé yi da ngay gis ñu négligé alxuraan bi ak sunna yàlla bi ak sunna rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi ba léegi topp ci sama sëriñ nee na sama sëriñ lii la bind sama sëriñ wax na lii wallahi da ngay gis sax yenn saa ay gàmm comme que gàmm baa ngi ñëw yenn gàmm yoo xam ne waxi El Hadj Malick lañ fay gën a wax te nee nañu anniversaire rasulullah sallallahu alayhi wasallam la ñu wax mais waxi Baye Niass lañ fay gën a wax waxi keneen lañ fay gën a wax alors que du ñu wax waxu yàlla. maa ngi gis Washington fii am na benn doomu defe naa doomu maam Abdou Aziz maam Abdou Aziz Dabax defe naa moom la ci famille Tivaouane bi mais loolu daf ko merloo benn jour parce que mu ñëw anniversaire te ko vraiment respect gars yi di wax ay waxu ay El Hadj Malick mu mer dañ ma ko expliqué nag dañ ma ko nettali ne dafa mer xëpp ci kaani et il a raison donc loolu bokk na ci li tardel Sénégal suñu côté diine mooy dañu teg tànk ci alxuraan bi jël suñu waxi mbindu sëñ Touba ak El Hadj Malick yeeg kii naan non ba tey alxuraan la alxuraan kenn mënu ko imiter alxuraan kenn mënu ko toppandoo rasulullah sax mënul toppandoo alxuraan même rasulillahi mënul toppandoo alxuraan mënu ko yàlla rek la kooku waxu yàlla la te chaque jour ñu découvrir ci lu bees loolu nag waxu yàlla buñ ko négligé loolu leen yaakaar sëñ gars yi la ñuy am mais lan la ñuy am leneen lan ngeen yaakaar ne mooy am biir Sénégal mais li fa am ni mooy am ay saagakat ñooy nekk ay star parce que programme yi ñuy dugal ci subconscient yi mooy nekk problème bi programme yu bon yi nekk depuis l'enfance xale bi programme yu bon yi dugal ci subconscient am moom mooy mujje gaare ñëpp donc gayen bu ñu fi toog naan way sëriñ bi warul wax lii xam nga moom warul wax waxi politique problème ñun la d'abord ñun population yi ñun ñoo war a njëkk a bañ ñun ñoo war a njëkk a jàngi ku nekk da nga war a xool sa rapport ak yàlla yow yaa ko war a jàngal sa bopp yaa ko war a jàngal sa bopp dañu dem sax boo xoolal sëriñ bi la jàngal Basin mi ma rak sa bopp koñ Pa Ndiaye wala Pa Ñing bi nekk sa bopp moo la jàngal ni ngay jullee kooku doo ko jox dara te moo ngi dee wax xiif doo ko jox dara fàtte nga sax ndax moo ngi dund wala te pourtant moo la jàngal ni ngay jullee mais da ngay dem Touba wala Tivaouane foofu nga joxe fa ay millions mais wax ma bul joxe Touba ak Tivaouane de mais au moins boole ci kële pourquoi ñuy def loolu c'est par rapport ak ay mythes yu ñuy créer gars yi alors que ki la jàngal alxuraan tamit mais daf la jàngal lu important waxu yàlla moo la naan ba seen mii ma rek moo la ko jàngal mais da nga koy négliger donc boole leen ñoom ñëpp maanaam daal ay liggéeyu travail de xam nga groupe la quoi travail communauté la travail yu dëkk la chrétien musulman ñëpp da il est temps que ñu toog autour d'une table parce que instant bi wallahi xaw ma ndax remarqué ngeen mais dëkk yëpp ay franc-maçon la ñoo te ñooñu tubaab yi ñooy seen chef ñooñu di jox ay ordre dañ leen di piéger ci yu doy waar lañ leen di piéger ci ay da ngeen naan mais gars yi lu tax ñuy def la ñuy def parce que dañ leen di piéger boole nag ay jigéen photo leen wala ñu kii leen mënatuñu génn ay chantage la ñemewuñu sax wax léegi waaye ngeen gis li xew li bi ñoom ba tey kenn ñemewul wax pourquoi ñuy rey Kadhafi ñemewuñu wax suñu président yi ah xool leen président yi wax ñan la ñi nga xam ne ñeme nañu wax xool leen seen parcours par rapport ak ñi nga xam ne ñemewuñu wax ak ni ñu faloo ay xool leen Ouattara ni mu faloo xool leen ñoom Macky Sall ñoom ñëpp ni ñu faloo mais boo leen analyser loolu di ngeen comprendre que gars yi ils sont en train de nous avoir quoi xam nga il faut que booloo tànk amul ñu bàyyi fële teg fële les divergences là ñu teg ko fële base bi nag nekk alxuraanu yàlla bi ak sunna rasulullah sallallahu alayhi wasallam loolu moo nekk base bi ces deux livres de référence là tant que nekkul base bi dañu sonal suñu bopp rek xam naa nag mën nañ fi nekk wax fii ba gannaaw suba mais thème bii di ñëw bi may def kii dafa am ay recherche yu ma doon def par rapport ak ay Bercy bi dama naan gox la moo tax gars yi ñu xiif bon lii parenthèse la parce que damay terminer ñu xiif ba pare mais gars yi problème yëpp dañu ñëw naan dëkk bi neex mais ñoom ñëpp ñu dem Bercy donc am na nag lu ma ci jot a kii yan force yoo leen di yóbbu xam naa waxtaan bu lu tax musique araam boobu wala gars yi leen di yóbbu Bercy lan la xam nga
ay affaires yoo xam ne bu ñu la ko expliquer da ngeen di waaru sax wallahi xam nga après xam naa loolu beneen kii bi la beneen may live bii di ñëw incha allah xam nga donc maa ngi jégalu gars yi xam nga di leen nuyu yéen ñëpp nag surtout ci présence bi xam nga ci kii bi li ngeen partagé affaire yi et tout xam nga maa ngi jégalu as rasoul sama gars yi yéen ñëpp grand Mahmoud si tout le monde Kolbiko la Seck jaayef gars yi